Ablaye Xuma doon nit koo xamante ni nit ku am ambition la waaye nit ku def social la nit koo xamante ni at mu jot weer wu jot semaine bu jot dana génn ay toni ceeb di ko jox miskin yi di ko jox néew di doole yi jël alalam di ci boole xoolu ci dara boo bëggee film mu ne la bàyyil nga bëgg a photo mu ne la déedéet bu boobaa kon day nekk loo xam ne ngistal lay doon. symbole l'islam dafee toog alaaji Abdoulaye Niass dafee toog cheikhul islam toog fi alaaji Matar Niass toog fi kooku mooy kan muy suñu sëriñ suñu xarit bëgg Kaolack bëgg ñëpp muy Baye Matar Niass moom la ñuy njëkk a sant gërëm ko soog a dem ci l'incontournable l'infatigable le 14e maire de Kaolack li tax de Valdiodio Ndiaye à nos jours maire yëpp adulte lañ ngir yàlla nag nañ toog may jeune bi yoon ñu mos leen ndax biñ tollee ci 12e maire dañ ne 12 yëpp góor lañ nañ mos jigéen bi jigéen mos na 12 maire yi adulte wax nañ jox jeunes yi nag kon la mairie aux jeunes la mairie aux jeunes la mairie ak Xuma Abdoulaye Xuma doomi Kaolack bi ki taal faydu politique bi ñëw na ki ñu namoon ñëw na ki 45 quartiers yi namoon ñëw na ki nga xam ne bi àll bi ne tàtt kenn ñemewu fi l'ancien maire de Fatick bi wàcc Kaolack ancien ministre de l'intérieur bi wàcc Kaolack ancien premier ministre bi wàcc Kaolack góoru Marème Faye Sall wàcc Kaolack moo ko tatatu woon Kaolack tatagal ko xeexal ko ba tey le président Macky Sall son excellence yor big bi nga xam ne mooy les 3500 signatures ku mu neex moo ko koy jox par àllarba Xuma la woon. ñu ngi yuuxu cëri jeunesse de Kaolack di la wax ñun en tant que jeune du parti pour ñu ngi teg Ablaye Xuma ci suñ kanam nga joxal ko cëri Kaolack muy lan candidat bi mu bëgg ñun ñoo ko koy def waaye nag dañoo bëgg nga def Ablaye Xuma tête de liste fii ci Kaolack ndax jeune lañ soxla suñ yaram dafa tàng suñ deret tàng te fi ñu jëm 2024 Ablaye Xuma mooy leeral fay du politique bi ndax Kaolack socialement da cee yàgg a taxaw ma ne tey lii dara fayu ko. maa ngi leen sant yéen ñëpp di leen jéggalu asamaan si taw na mais teewul yéen a ngi déplacé wu di ñëw di am kontante di gis Ablaye Xuma fii si pouponnière Lamy Coulibaly Bonguer Kaolack ndax dama naay alhamdulilah ndax ba ma tasee ak maar mu ne ma bu soobee yàlla suñu leader dina fi ñëw te mu ñëw fi kon nag dama naay alhamdulilah waaye li may njëkk a wax mooy damay fàttali pouponnière bi ndax am na ñoo xam ne xam nañ fi yàgg nañ fi ñëw mais am na ñoo xam ne bees lañ fi kon nag damay fàttali ne pouponnière Lamy Coulibaly ay xale lay yor xale yi nga xam ne seen yaay dañu génn àdduna seen papa yi néew doole ba mënuñu leen toppatoo ndax ku ko xale xam ne bu yaayam gaañoo xale ba muy judd ba bay am juróom-benn weer meew rek lay soxla te meew bi cher na cher boo xam ne du ñëpp la seen loxo jox gannaawam wala amoo ku la téyel xale bi ba xale yooyu la ñuy placé xale yi nga xam ne tamit seen yaay dañu am feebaru xel ngeen baal ma si wax yi mooy dof yi nekk si àll si mbedd mi ñi leen di ëmbal xale yooyu dañ leen di accueillir indi leen fii ak xale yi nga xam ne dañ leen a sànni kon tey kuy def social ba ñëw si pouponnière bu la neexee boo tëdd nelaw ndax xale yooyu yëpp xale nguur lañ parce que ku si gis rek ku fi ñëw rek am nañ OGP te xale yooyu li leen di dal ñun ñuy jommul kenn man mi taxaw di wax sax jommu ma surtout jigéen ñi xam ne ñi ngi fi ñun la yàlla di rey bu ñuy am doom ñun la yàlla di jël suñu xel ñun ñooy jur di sànni kon loolu yëpp bu fekkee dal na nit ñëw muy Ablaye Xuma jógee foofu ñëw pour jàppale ñu macha allah dañ koy sant di ko gërëm di wax pouponnière doon rek lay dundee ndax lii nga xam ne ONG bi créé woon pouponnière bi moo dem ba mënatul amatul doole amatul kante bu mën a assurer pouponnière bi te xale yi nekk fii kat suñuy deret lañ tey gisoo benn der bu xees boo xam ne ñëw na fi ñëpp ay sénégalais lañ di jógee région bi nekk nag di ñëw fii ñu am yaakaar ñun nit ñi am yaakaar indi ko fii ñun tamit ñu am yaakaar am si nit ñi am si doomu aadama yi kon nag Ablaye Xuma boo ñëwee fii si pouponnière bi dañ lay sant di la gërëm wax nga ñëw nga fi nga war a ñëw nga fi nga xam ne ni ko Modou Xalaas waxee xale la ñuy tàggat mooy mag doon mag tey xale yi ëllëg ñooy doon président ñooy doon ministre ñooy doon ñëpp kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm di rafetlu ñëw bi di rafetlu lépp loo xam ne indi nga ko xale yi rek di daa xam ne sa kaw sa kanam yàlla moo lay fay parce que bàyyi yoog jirim yi lu fi yàlla def rek ñun duñu fay mais yàlla borom bët bu rëy bi gis na mooy gis mooy def te moom mooy fay incha allah te dina la fay bu soobee yàlla lépp loo fi def doo ko réccu maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax tamit ne pouponnière baa ngi ni di tàllal loxo ñëpp di tàllal loxo ñëpp képp koo xam ne nag mën na indi alalam wala mën na indi doolem wala ñëw sax muy jigéen ñi ñëw am benn journée rek ñëw jox xale bi affection parce que yaay da neexu la remplacer si doom
bu ñun dañuy jéem rek ñi ngi fi nekk di saxal di nàmpal di boot di kii mais mënuñu dab affection yaay kon na am sa temps boo xam ne ñëw nga ko passé que benn 1 heure de temps rek xale bi fopp ko tuuti kii ko nax ak moom tuuti rek tuyaaba la si yow mi ko def en même temps xale bi di nga ko jox affection waxuma laak nag nga dérangé wu ànd ak sa délégation ñëw indi leen lépp loo xam ne indi nga ko fii si Pouponnière madame Diaw daal la responsable ak personnel bi ak ñëpp ñoo xam ne ñi ngi liggéey si Pouponnière ñu ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla yal na la yàlla fulal yal na la yàlla def li nga bëgg yal na ko yàlla def si darajay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu daal kontaan nañ ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp nag. maa ngi leen di gërëm ku ci nekk ci turam ak santam di remercier Lamine Thiam ak seen association bi nga xam ne ñoo ma facilité pour ma ñëw ci Pouponnière moo Thiam ak seen association bi nga xam ne ñoo ma facilité yoon bi pour ma ñëw ci Pouponnière Lamine Coulibaly di gërëm di remercier te di massaw madame Diaw mi nga xam ne ku ci nekk xam na xale amee ko surtout xale boo xam ne juróo ko day xale boo xam ne buy jooy doo xam lu koy métti xale boo xam ne da ngay xëy di jooy mun nga toog guddi xale léegi bu xale génération bi mun nga toog guddi ba suba tey duñu nelaw bëccëg gi la ñuy nelaw di ko massaw di ko remercier man sama waxta bëri ndax li ñu war a wax yëpp ñoom Modou xalaat sama gars yi wax nañ ko man li ma mën mooy jëf ak proposer bés ni ki tey man maa jël en charge ci Pouponnière Lamine Coulibaly bi chaque weer dinaa leen jàppale ci li ma man dinaa ko jël en charge chaque fin du mois li ma ci man dinaa leen ko jàppale te lii ñuy ut lii ñuy dëmbat bés bu ñu ko yàlla mayee muy mairie Kaolack bi dinaa fexe ci budget mairie bi ñu budgétiser Pouponnière bi nga xam ne keneen mais beneen mais buy ñëw di ko ut yi da nga Pouponnière bi dana am budget boo xam ne spécial la pour moom mooy Pouponnière Lamine Coulibaly parce que lii maire moo ko waroon a jël en charge parce que lii du Ablaye Xuma ko moom Lamine Coulibaly mi ñu ko tuddee rek jar na ñu jël Pouponnière bi en charge li wala xale yi fi nekk tout tànk yi fi nekk jar nañu jël en charge parce que xale yi mun nañ doon ëllëg lu ne ci kaw suuf xale yi lu ne la ñuy doon te xale yi yàlla dafa ne xale ku ko teral mu teral la xale ku ko naxanteeg moom mu naxanteel xale ku ko jooyloo yàlla jooyloo la bés ni ki tey daal ma jël naa en charge chaque fin du mois dinaa ànd ak waa Pouponnière Lamine Coulibaly lu ma am dinaa leen ko jàppale man parrainé wu ma ko mais man parrainé naa Pouponnière Lamine Coulibaly sama bopp te bu soobee yàlla dinaa leen jàppale ci li ma mën maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant. asalaamaaleykum mbooloo mi ku ci nekk maa ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sant bon je crois que suñu xel dal na recevoir Ablaye Xuma muy candidat à la mairie nekk jeune suñu xel dal na parce que la visite là pour ñun elle est importante lu tax mu am importance mooy xale yi ne ci biir soo xoolee li leen di dundal ay nasaraan ñoo ñu koy jox bu ñu amee 97% du budget de fonctionnement ay nasaraan ñoo koy joxe donc 3% rek la ñuy ñun góorgóorlu di ko contribuer pour que xale yiy dund kon bu ñu gisee kuy wut mairie mu ñëw dugg ci biir xool kon suñu xel dafay dal parce que yaakaar nañ ne bis bu ñu ko falee dina def lu raw lii mu def ci xale yii parce que xale yii yaakaar nañ ni dañ leen a war a inscrire defal leen subvention ci budget communal bii xale yii dañ leen a war a defal subvention ñun dañu waroon tey jii épargne ñu fay ndox ñu fay courant parce que li ñuy liggéey dafa rëy mais malheureusement c'est pas le cas kon gàcc ngaalaama bi nga fiy tegee tànk ñu diis la suñu problème yaakaar ëllëg tam ñu fal la te bu ñu la falee aussi na nga inscrire dans le budget communal une subvention pour la prise en charge des enfants du village d'enfants SOS de Kaolack liggéey bi yamul rek ci fii parce que xëy na bii la gaa yi gis mais ñun yor nañu juróom benn fukki taalibe yu ñuy tàngat seen daara bu ñu jàngee alxuraan ba pare ñu jàngal leen tubaab 20 ñu génn leen foofu dugal leen ci école bi ñaar ñi njëkk daaw la ñu am entrée en sixième ñu ngi fii di ci des ñu ngi def CM2 ren kon loolu ëpp na li ñu liggéey am na xale yoo xam ne ñu ngi Nimzaat toll nañ ci 374 yoo xam ni ragal nañ ni suñu defulee dara dinañu fekk si ñu nekk fii ñu jël leen en charge en gros le programme bu Kaolack SOS ñu koy tudd dafa jël fii ba Fatick donc jël na au moins 1600 et quelques enfants kon suñu xel dalati na rek du ma gudd mais am nañu yaakaar ni bis boo xamee ni yàlla def na te yàlla dina ko def parce que fii ku fi dugg
jox sa alal xale yi yaakaar naa du niil parce que ñi ngi ko defal ñoo ko jar defaloo ko ay adulte ñi amuñu bàkkaar te ku ñu ñaanal nga jariñu kon ñoom dinañ la ñaanal ci geste bi ñun ñu ñaanal la ci geste bi encouragé la ngir ëllëg ñun ñii bu tubaab yi ñëwul suñu doom yi kenn du leen sànni kon maa ngi gàttal fii di la remercier di la massaw Saliou Dramé li nga wax leer na nañ aw ma dara lu ma ciy yokk yow yaa ko waxal sa bopp man daal li may mën a def mooy di lancer appel ministère de la justice ministère de l'enseignement professionnel ñu gëstu SOS yi nekk Sénégal di lancer appel toutes les maires bu am un village SOS ñu fexe insérer leen ci budget 2022 bii ñu jëm parce que c'est un devoir yoon la parce que ay xale yu amul waajur ñoo fa nekk ay xale yow gis xamul seeni waajur ñoo fa nekk te ñu bañ a seetaan tubaab yi di ñu appuyer ku la abal bët fu ko neex la lay fu ko neex lay xoolee bés bu tiyee seen loxo boobaa village SOS catastrophe wa fiy gis loolu nag nañ ci jéem a jóg ci lu ba muy teel fa jóg fa mu yombee kon nag man maa ngi leen di tàllal suñu loxo pare di ànd ak yéen sans ou avant maire li ma man dinaa leen ko jàppale chaque fin du mois li ma am dinaa leen ko indil bés bu ñu yàlla joxee mairie bi ñu def ñu bañ a def man dinaa insérer benn budget boo xam ne pour village SOS d'enfants yu nekk ci commune Kaolack